ci liggéey bu ne mel xam naa dañuy jege ji sunu papa Sidi Mané la ñuy àndal laaj ko moom mi nga xamante ni tamit bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo topp ci délégué de quartier yi su ko defee rek Baye ginnaaw buñ la nuyoo ziar la tey parole au chef de quartier da leen a gane si gis nañ ni maanaam délégué wax na lu am solo jëmale ko ci quartier bi bu fekkee am na lenn loo ciy dolli wala lu délégué fàtte loo bëggoon a motal lan la. asalaamaaleykum ñu leen di dalal di sant ci yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam seen ñëw bi kontaan nañ ci lool bëgg nañ ci lool macha allah Futurs Médias lii mooy njëriñam waaw dugg ci dëkk ba comme commune ngeen ko commencé loolu am na solo parce que bu ngeen ko defee rek automatiquement commune bu ne ni mu juddoo ak fu mu toll buñ instant yi nekk nii da ngeen ci am renseignement bu leer te wax dëgg yàlla moom loolu ngeen di wut te bu soobee la incha allah comme délégué maa ngi koy remercier bu baax di ko sant di ko gërëm sant bi ak gërëm bi nag maa ngi koy commencé ki ci waajuram bu baax bi nga xam ne mooy góor gi Issa Mbeng yàlla yërëm ko xare ko àjjana kii barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla moom ni mu fu mu jaar discours am bi jaar na yoon mais comme man wax dëgg yàlla moom wàllu muski bi grand muski bi man foofu lay demee ni mu ko waxee noonu ñun am na commission bi njëkkoon a jaar fii ñi nga xam ne comme li ma la doon waxee noonu paa yi ñoom Ousmane Sarr ñoom naka lañ koy Oustaz Fall demee ki ñoom kii Alaaji Abdou Sarr dem ki ñoom Dia ak ñoom Faye ñoom yëpp tout ça ak ancien président Dia waaw moom la waaw Ousseynou Dia donc ñoom yëpp jaar nañ fi imam itam moom imam lii dem ki imam Sall ñoom yëpp fii lañu jaar waaw ku lim juum mais am na imam yu bari nga xam ne moo jaar nañ ki jumaa ji dafa nekk jumaa boo xam ne jumaa bu yàgg la waaw ba tax na sax li mu doon wax noonu tabax bu njëkk bi mais jumaa ji nekkul ne dañ ko yëkkatee fondation déedéet jàkkale commencé woon booba jamono dañu ne Gannaaw Rail Sud nañu seet jumaa bi nga jàkk bi nga xam ne moo gën a am espace ñu defar ñu yokk ko mu nekk le grand mosquée de Gannaaw Rail Sud yàlla def na moom imam yi seet délégué de quartier yi maire ñoom yëpp daal di seet ñu ne daal fii quartier Issa Mbeng jumaa boobu am na jàkka boobu am na espace ku ko yokk daal dana mën a nekk grand mosquée bu mag donc ñu ñëw taxawal bii mais booba tax nag dañ ko doon bricolé yokk di ko yokk nekkul ne dañ ko éliminer tëj dañ ko doon bricolé di ko yaatal di ko yaatal di ko yaatal bu ko yaatal ba fu ñu taxaw boobu ñu nekk boobu ñoom commission boobu am na imam doy bi nekk cité 2 jóge na foofu dañ ñëw jàppale leen bokk ci membres yi ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk ko leeram bi ci barsak donc loolu bi mu demee noonu yàlla dem na moo ñu nekk foofu di góorgóorlu ba yàlla dem na moo changement ñëw bu changement bi ñëwee ñu ne bureau boobu nañu jógee foofu ñu fal ñeneen ñoom bu ñu leen wàccee nag dañu jël wàccee léegi bi ñu falaati beneen bureau commission boobu ñun ci la ñu bokk 2015 la ñu déparé ñi nekk foofu di nekk ci jumaa ji di def li ñu mun ba yàlla dem na ren 2021 donc yàlla dem na moom ñu ne jumaa ji fu mu toll wax dëgg yàlla moom dafa laaji daaneel defar laajul biir kole donc commission bi ñu daal di jóg def délégation daal di dem kii le premier magistrat de commune Ablaye Diop moom la ñu première rencontre comme yàlla dem na moom comme moo fi ne ñu dem foofu rencontre ak moom toog bi ñu toogee nag wax dëgg yàlla ñu ne ko ñun daal jumaa ji fu mu nekk nii julli ci biir sax wóorul waaw julli ci biir danger la ñu ngi jàpp yàlla rek comme amatuñu feneen fi ñu war a lakkatu di julli bàyyi ko mais vraiment il faut ñu ñëw ki yow tàggoo la ki loolu nga bàyyi sa soxla yëpp tout ça nga ñëw seeti jumaa ji parce que wax dëgg yàlla commission bi mooy responsabilité bi ak délégué de quartier bi mais yow yaay première responsabilité bi yow yoo xam ne yow yaay maire
les grands Rachid waaw ñaanuñu ci yàlla bu danger amee dana indi problème boo xam ne ñi ma lim yëpp tout ça ñun day na ci biir délégué de quartier commission yow maire ñun yëpp la quoi kon ñaanuñu yàlla ci loolu comme ñu ngi gëstu di xool ne carrément il faut ñu ñëw ki yow waxtaan ak yow ci loolu yàlla dem na mu ne dana yónni ay ndaw ma ne ko délégué maire Ablaye ma ne ko nag man lim ma sañoon dama bëgg yow bul yónni kenn gis nga yónni de noppalu tànk mais du seddal xol ma ne ko da ngay jóg ñëw xoolal sa bopp yàlla dem na moo loolu def na ko bi mu ñëwee jour boobu samedi la sax boobu ñu ngi doon benn ngeen defale bi mu jógee kii APIX mu daal di signaler délégué de quartier Ousmane Mbeng Ousmane daal di ñëw woone ne délégué maire mu ngi ñëw ñu ñëw gàttandu ko fii nag après bi mu ñëwee nag ñu dugg ci jumaa ji dugul sax daf ko yurundu nii rek mu ne vraiment lii dafa ñor carrément lii kay tëj ko daaneel ko moo ci wóor parce que lii pour julli ci biir daal danger la quoi yàlla def na moom ñu ne ko d'accord léegi loolu ñu def mais mu ne bu ñu ko paree moom kii boobam dana jël équipe am daal di jël drame bi tëj ko dindi grawal bi tout ça quoi ñu ne ko d'accord baax na bi ñu ci jógee tam moom beneen rencontre bu ñu defee lettre yi tam ñëw nañ ci moom tam moo wax ko ne ñun daal dañu bëgg a commencer yàlla dem na bu ñu ko waxee loolu mu ne waaw ñaata ngeen yor ñu ne ko booba temps moom 1,5 million la ñu yor xam nga kooku moom jàkka sax mënu koy tabax surtout juma mu ne loolu doy na waar de mu ne juma loolu du ko tabax te lu ëpp loolu sax du ko tabax mais man bu ñu sañoon ngeen xaar bi ngeen am 7 millions ngeen départ ak loolu leneen fekk leen foofu te bu dul loolu am na ONG yi bu ñu amee ONG yi wala état bi am na ñi nga xam ne yàlla dénk na leen alal ñoom yu mel noonu la ñu gëstu xaar mu ne loolu tam moom bu ngeen ko defee leetal soxla naa ngeen yoma ay quelques lettres man tam ñi nga xam ne comme maa ngi ci état bi donc sama collaborateurs yi ma jox leen ndax ñu dimbale ñu yàlla dem na moom bi mu waxee loolu macha allah ñu jox ko lettre am daal di jógee foofu daal di ñëw ñu daal di dem ci Pamayel Thiam waaw mu nekk administrateur de parti APR troisième kii au congé donc ñu ne ko yow la ñu bëgg daal moom jumaa ji ngeen jàppale ñu waaw yàlla dem na moom bi ñu ko joxee moom tam kontaan na ci lool macha allah kontaan na ci lool man mii sax dama ko doon soñoon sax carrément ma ne ko jumaa ji sa ñoom yaay ñoo ko sosoon comme délégué ni mu ko waxee dégg nga ñoom Oustaz Diouf waaw ak ñeneen ñoom ñoo ko sosoon mais premier baraque bi nga xam ne moom dañ ko may jàkka ji moom yaayam moo ko ñaanoo ba ñu may ko ñu indi ko ak Pa Issa Mbengue ñu daal di ko def bi ak école arabe am na ñi nga xam ne ñooy jàngale jigéen yi foofu ak élèves yi waaw donc loolu bi mu loolu passé ma ne ko nag wax dëgg yàlla moom sa yaay bokk na ci ñu jàpp jumaa ji ba mu nekkee jàkka ba jógee foo jàpp ci ba mu nekk jumaa ma ne ko nag yow maa ngi lay ñaan nag yàlla dem na moom li sa yaay def nga def effort boobu macha allah mu ne ma incha allah yàlla baax na ci la nekk ba yàlla dem na moom mu am benn ONG yi nga xam ne collaborateur am lay mu ñëw waa Qatar mu waxtaan ak ñoom kilifa bi ki ko jiite fii mu nekkee collaborateur am mu dal di ko wax mu toog ak moom keroog bi ñu ko invité mu ne leen ñun li ñu war a tabax ci Dakar fii ak région yi mën na dem juróom fukki juma mais bu soobee yàlla incha allah sama diggante ak yow kolere bi nekk foofu ak Touré bi nekk fale yow xombol mu nekk ay xarit ba mayel yàlla ne ko kooku mu nekk kule si lawu sababu moom tam mu jàpp ci ñu dimbale ba mayel ba indi ko waaw mu ne ko nag juma bi nga xam ne terrain kese la loolu la ñu tabax wala yàlla dem na moom mu ne ko d'accord dégg naa ko mu dal di olbati nag ñëw ci commission bi toog ki saalam ak naar yi bi ñëwee ñu toog waxtaan ak imam booba la ko ne carrément incha allah amul benn problème ñun yow lañ koy defal mais ñun duñu tëj juma di ko tabax parce que suñu association bi loolu moo ñu permettre loolu donc yàlla dem na moo ñu def ko pour seen diggante ak Pamayel ne incha allah ni ngeen ko bëggee man dinaa ko dem noonu maag commission bi quoi commission bi nag moom daal di jël engagement bi daal di dem wuti ñi nga xam ne ñoo koy toj jël ndaraam bi daal di ko jooru ki gannaaw kër délégué
waaw mayel na ko bu ngeen ko kiyee ba d'accord ak moom man danaa ko fay yàlla def ñu waxaale ak ñoom yàlla def na moom waa ji ñëw tëj ko ñu fay ko 150 000 waaw nañ daal commission bi daal di jël ndram bi tam moom di ko fay muy jël di ko sotti ci espace bi tam encore ba tey yàlla def na ma macha allah comme ni délégué ni mu ko waxee commission bi maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax responsabilité bi ñu jël ak engagement bi ak fit bi ñu jël parce que julit boo gëmul yàlla doo gëm doomu aadama ñoom nag wax dëgg yàlla moom ñu nekk su mag seen biir mag Moustapha Sanke bi yàlla def na moom ñu ne ko amul ragal yàlla na ñii nekk suñu gannaaw yëpp ñoom yëpp noonu la ñu mel ñu attaqué ko li ma la doon wax noonu commission bi 1 million 500 bi li ñu amoon ci banque bi Babacar Sarr mi mooy suñu trésorier général bi donc yàlla def na keroo ancienne commission bi bi ñu ne dañuy dem jël récupérer xaalis boobu bi mu ne carrément ne papa mu ne ko fii dañu waaw waa banque ne da ngeen récupérer yëpp wala da ngeen am li ngeen bàyyi foofu mu ne ko dañu jël lépp papa mu ne ko ñaata ngeen am fii mu ne ko 1 million 500 mu ne mot na loolu mu ne ko waaw donc ñu jël loolu ñu commencé di liggéey di laaj nit ñi waaw am na commission yi nga xam ne ñun dañ doon laaj ci biir dëkk bi 5000 waaw am na ñoo xam ne 50 000 am na ñoo xam ne tonne ciment am na ñoo xam ne 200 000 am na ñoo xam ne ñaari famille dem na 1 million Mariam Faye Sall Mariam Faye Sall première dame jox nañu 1 million tam encore loolu ñaar 1 million yi ñoo ñëwoon yàlla dem na moo jàkka ji balaa ñu koy toj li ñu samp ni xaalis yooyu ci la dugg ci la jaar mais nag bi ñu ko commencé ONG bi ñun ñoo leen dalal ñoo leen uti logement ci cité bi man maa ko doon foofu benn ak ci assance après Babacar jox ma xaalis bi ma fay mais xaalis boobu commission bi participé na Pamayel participé na Fall bi nga xam ne naar yi ñoom moom lañ jiital moom tam participé na mais seen lekk nag ak seen dëkki yàlla doon na ONG yi dañu ne ñoom duñu def loolu duñu jël engagement boobu ñun commission bi ñun ñoo jël engagement bi daal di leen di jox añ di leen jox ndekki di leen jox reer ba yàlla dem na moom parce que mun naa ne jumaa ji 5e mois la ñu nekk nii wala 6e mois parce que mun naa ne pare na mais nag li ñu programme woon nag moo ne il faut ñu teg ci beneen ci kaw waaw parce que comme école bi nga xam ne moom dañ koy def foofu noonu du ñu tabax tant que defuñ ci école loolu tam moom mu nekk loo xam ne njëriñi quartier bi la njëriñ commune bi la mu nekk loo xam ne bugg nañ ko lool parce que boo nekkee imam fan lay jógee daara lay jógee école lay jógee kon bu ñu dugalee école bi ci biir jumaa ji kooku avantage la ëllëg moo ne dañuy yar imam yi foofu ndax imam yi ndaw yi jóg génn foofu donc loolu yàlla def na yàlla dimbale nañu ci loolu yëpp tout ça mais comme les trésoriers ak kii Moustapha Sanke d'abord li ñu njëkk a calculer mais des na nag 10 millions commission bi li ñu laaj nit ñi mot na ko ëpp na ko nag parce que dañ nekk liggéey bi ba tey jeexagul donc ñu ngi bëgg a dem rencontrer ak directeur yi nga xam ne moom moo liggéey tali bi mooy waa Aliou Sow waaw donc toog nañu ak Ardo directeur général bi macha allah ak Mbow ak Alaaji kon macha allah ñoom tam am na li ñu wax bu soobee la incha allah li ci des incha allah dinañu gëstu ci loolu quoi parce que comme seen chantier bi fii la jaar te drame yi macha allah am na ñi nga xam ne moo yëngatu nañu jumaa ji même bu dul loolu sax ñoom fépp fu ñu amee chantier ku leen ñaan ndimbal pour samp néeg yàlla day la ciy fekke incha allah kon ñoom tam ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen gudd fan ak wér seen natu boobu tam li nga xam ne dañ ko bëgg a def yàlla motale ko ci barkent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen sant seen ñëwaay bi kontaan nañ ci lool macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel ci seen télévision Pikine TV xam naa li ñu cërale ci waxtu daanaka mat na waaye am na ñoo xamante ni mënuñu ñàkk ba ñu yëkkati kàddu foog ñu jox leen kàddu waaye képp kuñ ci jox kàddu rek nga tënk ñu xam ni li ñu cërale ci waxtu mat na ndax bëgg nañu maanaam lépp loo xamante ni rek maanaam am na ci quartier bi ruq yi ak ruqaat yi yëpp rek ñu xam ci lan mooy saafara bi xam naa su ko defee rek dañuy daal di jël kàddu gi rek jox ko Serigne Moustapha incha allah sëñ Moustapha lañ koy jox bu ko defee rek Moustapha Sange la ñuy jox kàddu gi mu tënk rek bu ko defee su tënkee ba noppi rek ñu door a jox kàddu gi soxna si après jox ñi nga xam ñoo représenté maanaam ndaw ñi su ko defee rek ñu door a yëkkati jotaay bi. rek sëñ Moustapha la ñuy jox kàddu gi papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. nga wax ñu rek tuuti ci li nga xamante ni tey moom la ñuy waxtaanee muy wàllu quartier bi. man maa ngi leen di nuyu ñi fi toog ñëpp ku ci nekk seen tur ak seen sant. di leen remercier yéen tam parce que lii moom lu am njëriñ la dina tax ñu xam quartier bi nan la bindewoo ak nan lañ ko fondé lépp délégué dem na ci du ma ci revenir mais dafa am ay quelques kii yoo xam ne dama koy dolli rek mooy jumaa ji bi ñu koy tabax comme ni ko Sidi Mané waxee dañu wutal partenaire mu ñëw jàppale ñu ci ñu defar ko. mais kii bi nu mu tudd ci beneen jumaa ji ñun ñoo ko defar fonds propre mooy lële mooy espace boobu maire bi moo ñu ko abal ñun ñu defar ko sur fonds propre te ay millions lañ ci dugal grosso modo kii moo yor commission comme ci commission finance bi la bokk c'est le contrôleur mais bi ñu calculer jumaa ji ñaari yëpp plus de 10 millions dem na ci jumaa ji ak fële loo xam ne ci sunu fonds propre la ñun ñoo ko ci dugal malgré que partenaires yi defar nañ ñu mais bonne volonté yi nga xam ne ñoo indi xaalis moo ñun ñoo ko ci def bu loolu weesoo ñun ñi nekk fii nga xam ne ñun ñoo yor commission des sages sunu liggéey mooy lenn fu conflit am bala koy délégué yëg ñun ñoo koy réglé ñun ñooy dem foofu man ak Sidi Mané dem réglé loolu wax ñooñu ba nu juboo au lieu délégué di ci jot wala muy dem police ñun ñooy réglé loolu ba pare amoon ci benn cas boo xam ne particulier bu fi amoon dañ ko réglé ba pare di dem police far dajeeg inspecteur bi fii mu ne ma xamoon naa ne di ngeen ñëw parce que seen devoir yéen xam ngeen ko di ngeen ko def loolu tam beneen loolu moo indi kaawu sage yi loolu moo koy indi nous sommes une quinzaine de personnes moo tax fii conflit yi fii dem police bariwul parce que bala ñuy dem malgré ñi ngi jege police bi mais bala ñuy dem loolu dañ ko réglé kii Marème Fall ma nga ne délégué bu jigéen bi laa koy wooye parce que rôle am comme rôle lu délégué dama ne ko yow yaay délégué bu jigéen bi lu am te délégué nekku fi day ñëw sama kër wax ma ko ba ma ko waxee man ma dox ci li ma ci war a dox su délégué ñëwee ma rendre ko compte parce que loolu soo ko gisee délégué jëlul lépp téye ko dafa séddale cër yi loo xam ne moom bu fi nekkul ñun mun nañ ko doxal bu ñëwee ñu jox ko contrôle loolu moom ñu ngi ko ciy remercier parce que ñu bari boo leen joxe ay pouvoir dañ koy téye ak seen i loxo am na leen loo xam ne tam il faut ma rappeler ko affaire lumière yi ngay wax ni lamp yi dama ne la commune département Pikine ñi ñoo ci gën a néew lay lamp te lamp yi mairie ville moo ko doon joxe mairie ville moo doon joxe lamp yi c'est pas du mairie ginnaaw raay moo ko kii mairie ville moo ñu ko doon jox mais il s'est trouvé que ñun ñoo ci gën a néew la xaw ma nag lan moo tax. est-ce que li ngeen nekk PDS sax. mënu ma dugg ci domaine boobu parce que loolu du ma ci dugg parce que bëgguma dugg ci politique quoi loolu moo ko waral ñun ñoo gën 150 lampes 25 quartier bu nekk ñaata lampe la ko def mais loolu moo tax ñi fi nekk nag di fi liggéey ñi ngi def ay effort dañ waxante dëgg parce que commune d'arrondissement bi amul benn budget boo xam ne mën na def yenn parce que dama la bëgg a yëgal ressources yi ñu waroon am yëpp mairie ville moo ko jël te mairie ville bu ko jëlee da koy séddale les 16 communes d'arrondissement kon nag commune bi am na yoo xam ne mënu ko def man waxuma cadre politique cadre général lay wax loolu daal moo fi am ñu ngi remercier nag population bi yëpp parce que déggal nañu luñ leen wax soo demoon fii am na quartier yoo xam ne ñi ngi béy buntu kër di def lu nekk mais fii kenn ñi mu fi buntu kër xel xalaatu ko sax parce que xam na ne ñun ñëpp dañoo méngoo ci benn affaire dañ ne quand travaux yi parewul
kenn amul droit def fi dara parce que terrain yi APEX moo ko moom te APEX bu paree mairie bi la koy jox mairie bi mooy seet nag après nan la ñuy liggéeyee loolu la waa loolu laa amoon loo xam ne dinaa ko ci wax dolli ko ci wasalaam ñu ngi leen di nuyu di leen sant. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ni ñu leen ko waxee ba léegi ñu ngi ci seen parole au chef de quartier tey nag ñu nekk fi nga xamante ni moom moo di Guinaw Rail Sud nekk nag ci quartier ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Mbeng tey nag ñu ngi toog ak soxna Marème Fall soxna Marème yaakaar naa kenn dootu ko présenté ci quartier bi ndax mi ngi def liggéey bu am solo jëmale ko ci quartier bi nga xamante ni moom moo di Ousmane soxna Marème ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay asalaamaaleykum mbooloo mi. man maa ngi nuyu suñu waa quartier ñëpp di nuyu sama laax délégué ma koy jiital daal parce que sama encore délégué moom moo ma jël mu teg ma ci wetam ndax boo xoolee ci projet bi may liggéey di ENDA jeunesse action moom encore dafa wàcc laax ci ginnaaw raay bi nii di 25 quartiers yi mu copté fi 5 quartiers bi mu copté 5 quartiers yi délégué bu nekk moom encore dafa war a nekk président mais nag sama délégué moom moo ma jël mu def ma présidente waaw ma di ko ci sant nag bu encore wér ndax bu ko neexoon mu jël ko ndax boo xoolee saa bu ñu génnee séminaire chaque délégué moom mooy encore ñëw mu ànd ak délégation mais délégué moom moo jël lépp mu responsabilisé ko kon nag ma di ko ci gërëm bu baax a baax man nag su may wax nag man si affaire xale yi moom laay wax si affaire lu maltraitance aux enfants ndax man si la nekk daal di yëngatu waaw te li ma ciy wax daal ci quartier bi mooy daal sareet yi nga xam ne moom moo nekk fii di teree jàng xale yi ndax boo amee sa sareet nga gaare ko fii ci sa buntu kër yow xale bi bu nekkee fii ci koñ bi di taxawaalu boo rombee nga yóbbaale ko mu yàq jàngam xale yi nga xam ne tamit ñoo nekk fii te amuñu këyitu juddu tamit metti nañu trop waaw parce que tamit boo xoolee si école bi da ngay jàng ba dem CM2 boo ñëwee di examen ñu laajte sa bulletin amoo ko nga bàyyi jàng te metti na des fois sax nga gis si cas yoo xam ne mooy gën a garaaw nga dem ba bac te amoo këyit bu fekkoon daal sañ nañu nag monsieur le maire bu fekkee mën nañu soo jàppale wala képp ku ko mën a jàppale daal mu jàppale ci affaire këyit yi moo ko encore maltraitance bi bëgg nañu laax mu wàññeeku ci ginnaaw raay parce que tamit boo xoolee xale yi kii nii dañ koo sax amul espace de encore loisir boo xoolee fii benn ne bii kese fi nekk te benn ne bii bu leen neexee police yi jékki-jékki dàq leen kon nag bu ñu sañoon tamit xale yi am ko ndax xale tamit dafa war a fo ndax tamit sooy fowee sa xel day ubbeeku nga mën a jàng waaye tam boo toogee nga fermé wu ci benn quartier amoo foo fowee boo duggee ñu wax la Aïcha boo nekkee ci kër gi ñu génn la yow tamit fan ngay toog ci mbedd bi ngay toog soxna Marème foofu sax bëggoon naa ñu dellusiwaat fi tuuti ban cas nga ci am boo xamante ni traité nga ko muy cas bu critique waaw man li ma ciy traité bëri na ndax des fois sama encore délégué daf may woo xale bu réer ma jël ko yóbbu ko ENDA bu ñu demee ñu nekk faak xale bi buñ ko fa nekkee ba encore 20 heures parce que ENDA moom daf ñuy wax carrément kenn dootul jël daa xale di ko fanaanal sa kër léegi daal délégué daf lay woo jox la xale bi nga jël xale bi yóbbu ko ENDA téye ko ba 20 heures bu ay parents feeñalee mu yóbbu ko Maison Rose te am na fi tamit la xale yoo xamante ne jànguñu bu école ubbee nii ñu yóbbu leen ci école yi ñu jàng ji des fois ngi xale boo xam ne dafa gaañu wala ndax mu am métit nga jël ko gàddu ko yóbbu ko ci poste de santé bi waa suñu volonté parce que tamit boo gisee lii yëpp ENDA moom moo fi ñëw mu jox ñu ay formation ñun wutuñu ci dara mais da ngay xool sax xale bi nga yërëm ko nga xam ne xale bi war nga ko defaral li sans autant nga xaar seeni parents ñun nag daal ñun waaye ENDA lépp loo xam ne mën nañ ko ci xale ñun dañ koy def duñu xaar parents duñu xaar kenn bëri na fi nag xale yoo xam ne dañuy fàqe laax fu nekk di jóge ay Touba di ñëw fii dañ koy yóbbu laax ENDA mooy nuyu waaye sax de passage ñoom As ak Diop ndax tamit ñoom boo ñëwee nga jox leen xale bu leen fekkoon ci guddi wala bëccëg moom ak Anne-Marie dañuy laax jël xale bi yóbbu ko ba ay Touba fu xale bu dëkk dinañ ko xam ay Touba Casamance Mbacké fu nekk moom la ñuy dem di yóbbu xale yi te tamit boo gisee loolu yëpp daal dañoo bëgg maltraitance jóge fi waaw. voilà merci beaucoup. waa kay maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu sama waa quartier yëpp wax dëgg yàlla nag kontaan naa ci quartier bi ndax wax dëgg yàlla sama laax délégué bii di ma woowee délégué chaque jour Moustapha Sanké chaque jour guddi bëccëg man maa ngi koy woo téléphone ma koy sonoon chaque jour bu ma ñëwee këram bu intervention amee ci koñ bi dama koy woo mu bàyyi léppam ñëw bu ñëwee mu yaat ne ma dama nga woo délégué day encore ñëw mu faj ko laa wax ci saasi bu demee ba dëgër
man maa ko naa dama nga téléphoné délégué mu téléphoné délégué encore ñëw ci saa si délégué mi dafa oyof mu ngi nii à chaque fois soo ko woowee foo ko woo day ñëw problème bu am ci quartier bi soo ko nee carte téléphone xanaa mu génn rek de bu génnee mu ne la demal laax ci tontoo Tafa boo demee ci moom mu daal lay ñëw fajal la sa soxla mu ne ñaanal na yal nañu yàlla defal jàmm te wéral cër yi te tamit délégué biñ ko fanne yal na ko rapport voilà jërëjëf soxna Marème Fall ci kàddu yu am solo yooyu di rappeler ni maanaam ñi nga xamante ni bëggoon nañ leen a jox kàddu ñëpp mënuñu leen jox kàddu parce que li ñu am ci waxtu bariwul ñuy nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di bàjjenu gox nekk nii ci suñu wet macha allah moom sax waroon nañ ko jox kàddu waaye xam ngeen temps bi moom moo ñu xoj ndax soxna Marème rek waxaaleel na bu waxee ci su waxee ci xale yi rek yóbbaale na ki nga xamante ni moom moo di bàjjenu gox kon su ko defee rek ñu ngi ak Amadou moom bokk ci comité pilotage bi nga xamante ni ñooy saytu li nga xamante ni ñoom ñoo di jeunesse bi fii ci ginnaaw raay ku wax jeunesse bi nag di nga wax mouvement nawetaan yi te xam ngeen ni mouvement nawetaan yi chaque jour nag dañuy dégg ginnaaw raay toogal lan mooy problème mu ginnaaw raay ñoom dafa mel ni dañoo sikk de ci wàllu xeex. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo bi di nuyu jigéen ñi ak góor ñi fi toog ñëpp ak waa quartier bi ma ginnaaw raay moom nawetaan ñun dañoo weex dunk rek mais li ñuy wax daanaka amu fi ñun rek ñoo fi zone boo xam ne léegi dañuy fóol la pare ànd ñibbisi te doo fa gis benn boucan parce que ñun amuñu benn sens interdit fu mu xanaa boobu da ngeen a dajeewul ak yaakaar. non pourtant léegi amatul dër bi parce que ñun ba ñëwee suñu zone beeg la ñaari année la sax est-ce que matul ay 8 ans yi ba léegi wax dëgg si yàlla dañuy fubal ba pare ñibbi. non daaw xeex ngeen xeex bu métti. daaw xeex ngeen non ñibbi si booy ay xeer la loolu xeex ngeen da ngeen a xeex sax. copain ginnaaw raay changé na amul tax parce que li fi am ñun léegi dañuy nekk ñun jeunesse mënoo xàmme sax mag xale balaa nga xam nga ñëw dimanche fekk ñu fi ñuy toog wala dara daanaka kër fi ñuy nekk ni ñun ñëpp ku nekk day dem sax ba bàyyee suñu kër yi di nekk suñu kër copain yoo xam ne copain boo xam ne du lépp xam nga li micro la mënoo wax ay tur fa ñuy yendu suba ngoon mënoo xam sax ku dëkk fi ak ku dëkkul fi te ñenn suñu xarit yoo xam ne dañuy dëkk jàmmoo ñu jóge fee fu ne la ñuy daje di ñëw kon loolu bu jàmm amoon loolu du am parce que ñëpp fii ñëw ay responsable mais terewul da ngay gis ñu bàyyi seen kër yi yendu kër jàmbur suba ngoon loolu xëy na jàmm rek moo indi loolu nawetaan bi ñuy wax tam loolu amatu fi ñun ñooy seule zone boo xam ne léegi keroog suñu match yi passé bu gisee mu am coow sax xëy na booy ak gémi la mais nekkul woon ginnaaw raay sax gagné nañu 4-1 te pourtant terewul dañoo waxu ñibbisi xeex bi nga jodoon dégg yëpp entre gémi yi la ak booy ndax niñ doon doxaleel fii moom wax dëgg si yàlla nawetaan ba mu ñëwee zone ba léegi amatul kii benn problème waaw. mu mel ni en tant que jeune mu mel ni gis nañ ni fi nga xamante ni moom moo di ginnaaw raay bari na insécurité en tant que jeune ndax amoo leen comité pilotage boo xamante ni ñooy saytu li nga xamante ni ñoom ñooy kaaraange ginnaaw police bi nga xamante ni jege na leen. loolu sax wax dëgg si yàlla amagul mais monsieur le délégué bi moom sama grand du ñu réeroo moom loolu moom mi ngi siy xalaat quoi wax dëgg si yàlla mi ngi siy xalaat di si waxtaan ñun ñëpp ñu ngi siy xalaat parce que sécurité moom du doy koñ bu nekk bu amoon police sax sécurité doy sécurité moom mënul doy si quartier léegi yooyu yëpp ngi yoon ay waxtaan la rek xam naa ne loolu quoi qu'il en soit lu mu yàgg loolu nañ ko taxawal il faut que ñu wax sécurité parce que police mënul régler lépp police bi nombre de personnes yu nekk mun ñu nekk fii ginnaaw raay dafa rëy mënuñu nekk foofu régler sécurité il faut que nag moom loolu moom mënut a ñàkk moom xam naa lu ñuy waxtaanal mais quoi qu'il en soit dina am moom bu soob yàlla muy lu am solo ñu sant la gërëm la waaw maa leen di sant leen gërëm si affaire bi vraiment lii rafet na quoi ñu ngi ñaanal ñi fi teew ñëpp yàlla yokk xéwal may leen jàmm may leen wër ku si nekk li nga bëgg yàlla xam yàlla na ko yàlla defal ak waa quartier bi ak ñi ñëwul merci tey ñu ngi ànd ak délégué Ousmane Mbengue délégué mu mel ni waxtu yu ñu war a yëkkati jotaay bi egsi nañ ci lan ngay tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñooy mbokki téléspectateurs yi seetaan Pikine TV. damay wax rek ne c'est la télé des sans voix parce que lii firndal na ko yitte bi ngeen am boo ñëw feeñal li nga xam ne wax dëgg yàlla mu ngi nëbb dafa am solo ndax quartier bi tey liñ fi wax yëpp am na su ñoo xam ne dëkk ci quartier bi wala ñu dëkk feneen soxal na leen ndax bëgg nañ ko xam mais heureusement que bi ngeen ñëwee ba may ñu opportunité may ñu occasion loolu ñu mën ko wax kon télévision bi ñu ngi leen di sant bu baax may retourner rek waat rek di santaat aussi sama quartier commencé ko ci kuréel yi fi nekk yëpp ñi nga xam ne ñoo ngan ci quartier bi wax dëgg yàlla bu fekkee Ousmane Mbengue kese rek mënul dara mais bu ma mënee dara c'est parce que doole yi nga xam ne ñoo ma wër ak jàppale bi nga xam ne waa quartier bi ñu ma koy jàppale ak compréhension bi nga xam ne tamit waa quartier bi am nañ ko ba xam sensu quartier xam quartier nan lay doxal te ndax loolu mag ñi fi nekkoon ñooñu ci yar ndax dañoo fekk quartier boo xam ne mag ñi dañ ko defar yëkkati ko tekk suñu loxo
bàyyi ñoo ay yenn mag yoo xam ne ñu ngi ànd ak ñun te du ñu ànd ak ñun aussi ànduñoo ak ñun di ñu seetaan ànduñoo ak ñun aussi si caaxaan ànduñoo ak ñun aussi si intérêt ndax ku mel ni Sidi Mané mii dama koy wax fu mu toog dama koy wax dañuy xuloo rek ma ak moom ndax xam nga xuloo bi lan la daf ma dul bàyyi mukk si lu ma neex lépp lu mu gis ne lii dañ si war a taxaw te kenn du ko bàyyi bayloo ko wala di yërëm wala di masla da si taxaw mu jaral ko ñu rayante mais loolu du sama intérêt waa quartier bi muy Tafa Sànke muy xale yi ku si gën a ndaw ndax dañuy waxante dëgg man nag du ma chef de quartier boo xam ne tamit dañ ma dénk ma jël lépp ŋànk ko tey damay wax waa jumaa ji xam lu ma soxla nañ ma jox compte rendu jeunes yi activité bu ñu def nañ ma jox compte rendu commission environnement noonu Marème Fall gis nga ki nga gis nii Marème commission bi mu yore Guinaw Rail 25 quartiers ñoo fi nekk mais protection des enfants chef de quartier yi ñooy président commission yi quartier boo dem quartier Issa Mbeng rek suñu quartier bi moo nekk quartier boo xam ne dama jël jigéen génn man si commission bi jox ko mu nekk président de commission bi te mu ngi siy bay waaram te gis nga ñun ñooy premier suñu protection bi suñu comité bi mooy premier sur le plan régional waxuma la Sénégal de sur le plan sous région ñun toujours bi ñu defee nat ginnaaw quartier Issa Mbeng mooy pay kon loolu aussi tamit dañ koy sant yàlla rek di gërëm ñëpp di gërëm aussi suñu imam bi nga xam ne mooy imam Diop peut-être mooy def ñaan bi tas jotaay bi di gërëm aussi tamit bàjjenu gox Fan Mbeng mi nga xam ne moom ak aussi tamit Yacine Diame nekku fi moom tamit si bàjjenu gox yi ak Ndew Maar ñoom aussi tamit ñoom ñetti bàjjen yooyu ñoo fi nekk di gërëm imam Moussa vraiment di wax rek ne quartier bi moom exemplaire la boo xoolee Guinaw Rail ku dëkk Guinaw Rail di nga xam ne quartier bi quartier exemplaire la doo fi dégg coow doo fi dégg werante doo fi dégg leneen te administrativement wax dëgg yàlla ku nekk dañ la dellu si merci beaucoup jërëjëf ma tëj imam ñaan wala imam ñaan ma tëj mu tëjee ko jotaay bi yaa waaw gaay toogal mu nekkoon seen émission parole d'eau au chef de quartier tey ñu àndoon ak yéen fii nga xamante ni moom moo di Guinaw Rail Sud ci ni ñu ko waxee quartier Issa Mbeng tey nag ñu ànd ak ki nga xamante ni moom moo nekkoon délégué de quartier bi di Ousmane Mbeng mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seetaan bi ngeen di seetaan seen télévision Pikine TV di jaajëfal mboolem ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci émission bi ba mu yemb jaajëfal bu baax a baax tonton yu sekk ci diwaanu Amérique ñu ngi koy jaajëfal waaye di jaajëfal bu baax sama cameraman ci liggéey bu xarañ bi nga xamante ni moom la ànd di def ak ñun kon seen jotaayu parole au chef de quartier mi ngi leen di tàggu incha allah d'ici 15 jours incha allah danañ ñëwaat ci beneen quartier boo xamante ni rek danañ leen ko xameel teg leen foofu seen loxo ñu dem ñëwaat incha allah jërë ngeen jëf. ñu tëjee jotaay bi ñaan rek balaa dara ñu ñaanal leen yéen waa télévision Pikine ndax émission bi da ngeen ko tuddee la voix des délégués de quartier loolu nag yaakaar naa ni am na solo te la voix des délégués de quartier mooy wane ni population bi am nañu kàddu ci mbir mi population bi délégué de quartier la voix des délégués de quartier mooy la voix des populations ndax population bi délégué de quartier bi moo ci jiitu délégué de quartier moo représente le président de la République dans son quartier moo représenté le maire dans son quartier moo représenté le commissaire de police moo représenté le préfet dans son quartier kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci liggéey bu rëy bi ngeen def ndax ni ngeen di déplacé wu ñëw vers le délégué de quartier di ngeen xam ñëpp dinañ xam li ñuy dund ci quartier yi ni ñu ko waxee nii noonu yëpp noonu la demee ci wàllu jumaa jeeg wàllu dëkkin beeg chef de quartier bi lu mu leen ci wax rek loolu noonu la demee moom moo maîtriser affaire yooyu yëpp ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu bu ko defee nag ñu def ñaan rek ñu def ñu ñëpp ñu bokk jàng Fatiha jàng ayatul kursi Ixlaas Falax ak Naas ñu ñaan yàlla na yàlla yëkkati leen ba ngeen dem ci kaw defal ñu ko defal ko mboolem jullit suñu mbokki jigéen ñi tam yàlla na leen yàlla jàppale seen liggéey rafet na lool ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ashababu miftaahu kullu xayrin xale mooy caabi yiw yëpp wal miftaahu tamit miftaahu kullu sharrin waaye tamit mooy caabi bépp musiba xale boo ko yaree mooy màgg mooy doon lépp lu baax boo ko yarulee booy màgg mooy doon lépp lu musiba donc kon loolu ñu def ci ñaan bu baax a baax
yal na yàlla suqali ndaw yi amiin yal na yàlla kàttanal leen yàlla defal ñu jàmm defal ko mboolem jullit defal ko délégué defal ko ñëpp ak ñi ko wër ñëpp entourage am amiin waaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi arrahmaani rahim